lan moo difficile. soo gisee même atmosphère bi ak tempo bi ñuy waxtaanee. nga xam ni dis na ci ñëpp. te foofu la problème bi commencé ñun ñëpp bu ñu honnêté rek. c'est difficile. parce que fi mu laal la te état moo ñu war a épargner ñu war a wax ci lu mel ni déjà. parce que yàgg na fi xam nga suñu gendarmerie ak suñu police ak suñu armée ak suñu yëpp xarañ nañu ba xam lépp lu am ci réew mi wax fa dëgg yàlla xam nañ ko bu yàgg. bu doon yenn dëkk yi ragal naa ni benn nit mën na dem porter plainte état sax ne yow yaa ko seetaan parce que xamoon nañ ko. mënuñu ko bañ a xam c'est impossible. donc pour gàttal je pense que ku nekk li nga war a def da nga ko war a def état dafa war a def li mu war a def la différence entre diine bi ak république bi. parce que on est dans un pays laïque il faut ñu koy fàttaliku tout le temps du ay jullit rek ñoo fi nekk donc dañu nekk 16 millions te lenn li ñuy régir moom mooy que il faut ñu def la part des choses mais aussi nit ñi il faut pas que ñu hypocrite parce que nit ñi aussi xamoon nañ ko yëgoon nañ ko te bu dee ay ñu éveillé lañu war nañu xam ndax la mooy war a yoon ak la mooy yoon fii lu koy war yaa ngi wax waxi tenue mais fii directeur général benn kiiwu état sax ñi muy àndal ay tenue la ñu sol dañu banaliser tenue fii koo invité bu ñëwee tenue gars yi tenue la ñuy sol ay sécurité ñaar ñett sol ay kaki ay kii te doo xam exactement ci ban corporation lañ bokk loolu yëpp dañ ko war dindi donc état dafa am responsabilité boo xam ne lu mel ni bu amee moom la ñuy njëkk a interpellé parce que xamoon na ko bu yàgg te wax fa dëgg yàlla affaire yi pour man du mbirum tari saar wala jàng julli wala woor wala du mbirum la mbiri nit la te nit munoo jël feebar yooyu feebar la comme coronavirus comme sida comme tuberculose feebar la di nga dem feebar coronavirus dem fekk benn buuba ndur rek ñoo ne ko faj ma doo dem seeti docteur lan mooy feebar ñooñu dañu feebar du ay affaire duñu ay xale am na ci ñoo xam ne ay adulte lañ c'est-à-dire que dañu feebar da ngay dem ci ki la mën a faj ci docteur bi la mën a faj mais doo dem ci benn buuba ndur mu taxaw loolu mu am dooleem boo buggee génn mu tëj la loolu rek la la mën def doole rek la mën a jaay non ku amul xam-xam nga indil ko feebar ku feebar di yëngu lan la mën a jaay lu dul doole kese parce que aussi faj nit pendant période bu mu fa ne am na nit yoo xam ne peut-être que changé nañ comportement bi parce que dañuy xaar ba génnaat mais bu ñu génnee dañuy nekk ci li ñu nekkoon parce que comme ni ma la wax ragal mooy tax ñu changer comportement donc je pense que c'est une opportunité comme ni ko Yérim waxee bu clair vraiment ñun ñii ñëpp parce que aussi seede dafa baax daal ñun ñii ñëpp gis nañu cofeel bi nga xam ne Serigne Modou Kara am na ko ñëpp ni mu la joxee montre noonu la ma joxee montre sama kër am na benn piano boo xam ne sama doom Philippe la ko yónnee ba fii vraiment may ko te loolu bu ma ko waxul du ma ay kii ay ñi nga xam ne njabootam lañu ñoom maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp chaque semaine ma gis leen ñooy footballandoo donc xam nga nit boo gisee njabootam di nga xam ni intention bi c'est pas kii man gëm naa ne loolu mais jamono toll na foo xam ne bu ñu kiiwee bu ñu fa eggee ñu aussi convoqué waat Sénégal ñu seet nan la lii mën a arrêter parce que aussi nit dina am intention de benn affaire nga dem ba ci biir tu te rends compte que lii mënul nekk ñu seet li ñu mën a régler ñu régler ko parce que ak yelleefu nit moom diine beeg lépp ñëpp dañ ko war a jox sëñ bu mag bi sax boo ko laajee loolu la njëkk a wax nit ak yelleefu nit dañ ko war a fonk léegi nañu quand même je pense que convoquer intention et essayer de régler ce problème comme un pays organisé ñu dindi lépp li nga xam ne nit dina jóg am yenn prétention yi léegi nag képp koo xam ne sa njaboot tooñ na ko parce que wala def nañ dara yow yaa am possibilité porter plainte wala nga dem ci kanamu yoon ba ñu delloo la ko mais peut-être que sur 10 am na ci 5 yoo xam ne ñu ngi naan sëñ bi de bu dul woon moom sama njaboot du dem fii te ñooñu aussi il faut leen nga def leen mais nekk na lu 10 loo xam ne
te loolu mooy wane Sénégal quoi am na foo xam ne du ñu fa bëgg a egg quel que soit courage bu ñu am pour wax dëgg bi je pense que c'est le moment quand même de mettre fin à ce truc là pour que keneen bañ a jóg am benn prétention wu yar benn nit parce que état moom moo fi nekk pour loolu. est-ce que du politiciens yi ñoo njëkk am ay milices ba pare nga bëgg sàkku ci ñoom ñu mettre fin à ça dina jote jafe lool alors Daouda Mine yow question bi may dikk ak yow mooy le trait. lan moo difficile. soo gisee même atmosphère bi ak tempo bi ñuy waxtaanee. nga xam ni dis na ci ñëpp. te foofu la problème bi commencé ñun ñëpp bu ñu honnêté rek. c'est difficile. parce que fi mu laal la te état moo ñu war a épargner ñu war a wax ci lu mel ni déjà. parce que yàgg na fi xam nga suñu gendarmerie ak suñu police ak suñu armée ak suñu yëpp xarañ nañu ba xam lépp lu am ci réew mi wax fa dëgg yàlla xam nañ ko bu yàgg. bu doon yenn dëkk yi ragal naa ni benn nit mën na dem porter plainte état sax ne yow yaa ko seetaan parce que xamoon nañ ko. mënuñu ko bañ a xam c'est impossible. donc pour gàttal je pense que ku nekk li nga war a def da nga ko war a def état dafa war a def li mu war a def la différence entre diine bi ak république bi. parce que on est dans un pays laïque il faut ñu koy fàttaliku tout le temps du ay jullit rek ñoo fi nekk donc dañu nekk 16 millions te lenn li ñuy régir moom mooy que il faut ñu def la part des choses mais aussi nit ñi il faut pas que ñu hypocrite parce que nit ñi aussi xamoon nañ ko yëgoon nañ ko te bu dee ay ñu éveillé lañu war nañu xam ndax la mooy war a yoon ak la mooy yoon fii lu koy war yaa ngi wax tenue yi mais fii directeur général benn kiiwu état sax ñi muy àndal ay tenue la ñu sol dañu banaliser tenue fii koo invité bu ñëwee tenue gars yi tenue la ñuy sol ay sécurité ñaar ñett sol ay kaki ay kii te doo xam exactement ci ban corporation lañ bokk loolu yëpp dañ ko war dindi donc état dafa am responsabilité boo xam ne lu mel ni bu amee moom la ñuy njëkk a interpellé parce que xamoon na ko bu yàgg te wax fa dëgg yàlla affaire yi pour man du mbirum tari saar wala jàng julli wala woor wala du mbirum la mbiri nit la te nit munoo jël feebar yooyu feebar la comme coronavirus comme sida comme tuberculose feebar la di nga dem feebar coronavirus dem fekk benn Buuba Nduur rek ñëw ne ko faj ma doo dem seeti docteur lan mooy feebar ñooñu dañu feebar du ay affaire du ñu ay xale am na ci ñoo xam ne ay adulte lañ c'est-à-dire que dañu feebar da ngay dem ci ki la mën a faj ci docteur bi la mën a faj mais doo dem ci benn Buuba Nduur mu taxaw loolu mu am dooleem boo buggee génn mu tëj la loolu rek la mën dem doole rek la mën a jaay non ku amul xam-xam nga indil ko feebar ku feebar di yëngu lan la mën a jaay lu dul doole kese parce que aussi faj nit pendant période bu mu fa ne am na nit yoo xam ne peut-être que changé nañ comportement bi parce que dañuy xaar ba génnaat mais bu ñu génnee dañuy nekk ci li ñu nekkoon parce que comme ni ma la wax ragal mooy tax ñu changer comportement donc je pense que c'est une opportunité comme ni ko Yérim waxee bu clair vraiment ñun ñii ñëpp parce que aussi seede dafa baax daal ñun ñii ñëpp gis nañu cofeel bi nga xam ne Serigne Modou Kara am na ko ñëpp ni mu la joxee montre noonu la ma joxee montre sama kër am na benn piano boo xam ne sama doom Philippe la ko yónnee ba fii vraiment may ko te loolu bu ma ko waxul du ma ay kii ay ñi nga xam ne njabootam lañu ñoom maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp chaque semaine ma gis leen ñooy footballandoo donc xam nga nit boo gisee njabootam di nga xam ni intention bi c'est pas kii man gëm naa ni loolu mais jamono toll na foo xam ne bu ñu kiiwee bu ñu fa eggee ñu aussi convoqué waat Sénégal ñu seet nan la lii mën a arrêter parce que aussi nit dina am intention de benn affaire nga dem ba ci biir tu te rends compte que lii mënul nekk ñu seet li ñu mën a régler ñu régler ko parce que ak yelleefu nit moom diine beeg lépp ñëpp dañ ko war a jox sëñ bu mag bi sax boo ko laajee loolu la njëkk a wax nit ak yelleefu nit dañ ko war a fonk léegi nañu quand même je pense que convoquer intention et essayer de régler ce problème
comme un pays organisé ñu dindi lépp li nga xam ne nit dina jóg am yenn prétention yi léegi nag képp koo xam ne sa njaboot tooñ na ko parce que wala def nañ dara yow yaa am possibilité porter plainte wala nga dem ci kanamu yoon ba ñu delloo la ko mais peut-être que sur 10 am na ci 5 yoo xam ne ñu ngi naan ah sëñ bi de bu dul woon moom sama njaboot du dem fii te ñooñu aussi il faut leen nga def leen mais nekk na lu 10 loo xam ne te loolu mooy wane Sénégal quoi am na foo xam ne du ñu fa bëgg a egg quel que soit courage bu ñu am pour wax dëgg bi je pense que c'est le moment quand même de mettre fin à ce truc là pour que keneen bañ a jóg am benn prétention wu yar benn nit parce que état moom moo fi nekk pour loolu. est-ce que du politiciens yi ñoo njëkk am ay milices ba pare nga bëgg sàkku ci ñoom ñu mettre fin à ça dina jote jafe lool alors Daouda Mine yow question bi may dikk ak yow mooy le